gaaw ñaari fan ci guddi gi tabaski atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi da leen a jàmm si xibaari marax gi li ci gën a fës njiitu réew mi président Macky Sall mu ngay amal ay tànki nemmeeku si bët gànnaaru réew mi Ndar Géej la njëkkee ginnaaw ba mu fa daloo ak mbooloo mu takk moo xam ne dalal nañ ko fa njiitu réew mi président Macky Sall wutale na diwaanu Podor loolu yëpp dinañ ko teewlu ak Momar Aliou Niang ak suñu ndaw la ñu fa yabal Amagor Robert Niang si biir xibaar yi it dinañu wax ci bëccëg bi nga xamante ni bi moom la ñu jagleel xeex liggéeyub tout tànk yi boobu li bëccëg nag ñu ngi ko daal di dundalee ca Mbambilor foofee nag dellu si waan nañ bu baax a baax si li nga xamante ni bi moo war ndaw ñi jamono ji ñu téye leen si bërëbu jàngukaay yi waaye nag ñu bañ a dem si bërëbu liggéeyukaay yi Touba sa kanam ñoom it ñu ngay wéyal seen yaatal gi nga xam te ni bi ñu ngi koy amal si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal si biir réew mi rawatina ci diwaan Touba bisub soxna yi la ñu ubbi si Ndakaaru di bis boo xam ne it force la ngir ñu yaatal li nga xam te ni bi moo di kuréel ga ubbil ko ay banqaas yu gën a feccantikoo si réewum Sénégal dinañ ci teewlu kilifa yi si biir xibaar yi article de la semaine ni kiy gaaw gu jot Alaaji Malick Cissé daje ak suñu naataango yi nga xam ne ñoo di yëgle kayib an bi di Le Soleil jël siwaat bu baax nag si li nga xamante ni bi moo di taarixum politique rawatina parti démocratique sénégalais ak seen bërëb bi nga xamante ni bi mooy nekk fii si diwaanu Colobane bërëb boo xam ne nag dem na ba jëm si karab Alaaji Malick Cissé dajeek Omar Kandé mi nga xam ne moo bind yooyu lay xët seen waxtaan nu mu gën a yaatoo si biir xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir la jotaay nees kiis ñu def si faram fàcce. njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi ci bët gànnaaru réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni bi jóge na ci li nga xam moo di digg réew mi foofee nag lu jëm si wàllum tournée économique ba mu fay amal daan nay njëkk fi nga xam ne moo di diwaanu Ndar mbooloo mu takko daal koy dalal mu daloo fa daal leen ni saafanteeg ñoom ak li nga xam ne moo fa jub si kàddu laata muy wutale si diwaanu Podor ñu teewlu si nettalik Momar Aliou Niang ak Mokhtar Seck. ci bi midi tegalee fanweeri simili ci la njiiti réew mi Macky Sall agsi ci Ndar ñu teeru ko ca buntu dëkk ba ca croisement Gandiol mbooloo mu takku teew fa responsable politique APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar ku ci ne nag profité nga ci moment yi ngir jéem a wane sa capacité de mobilisation di fàttali ni nganub président de la République ci Ndar mi ngi am jamono joo xamante ni candidature yi ñu ngi koy déclaré ci lu jëm ci élection gox-goxaan yi ba ñenn ñi jàpp sax que ni gannaaw président dafay noppalu rek ci gouvernance bu Saint-Louis xëy na du ñàkk dana ci profito ngir dalal yenn kàngam yi ngir waxtaan ak ñoom ndaxte gis nañu ci Podor ak ci Ndar fu ne ku ci ne ci responsable yi yaa ngi wane sa bëgg-bëgg di samp sa ndënd ci élection gox-goxaan yi ci Ndar gis nañu candidature déclarée bu Mary Teuw Niane fekk fi bu ki nga xamante ni mooy jaraafu dëkk bi di Mansour Faye ñenn ñi jàpp ni xëy na dana dalal ñaari njiit yooyee ngir ñu waxtaan ba fexe ba daal benn candidature donc mën a génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection gox-goxaan yi jëm fii ci diwaanum Ndar. fanaa yi mu ngi si boobu la diwaan Momar Aliou Niang diwaan boo xamante ni bi nag mën naa daal di bokk si li gën a suqali réewum Sénégal si wàllum mbay mi bu ñu sukkandikoo si nga xamante ni bi moo di jaraaf ba maire ba fa di Alioune Gaye li mu jàpp moo di juróomi junni hectares yi nga xamante ni bi am na fa buñ daat ko wullee suuf soosé dina mën a jur njeexital yu am solo si wàllum koom-koom Ndar ba léegi ñu dellu fa ànd ak Amagor Robert Niang mi taaran ay kàddoom. Il y a beaucoup d'efforts président def na fi lu bare ci mbay mi. même bu fekkee xam ngeen ni affaire yi bëgg-bëgg nit yi moom du jeex te population bi très jeune day augmenter mais ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi am sa lopin de terre di béy di ci suturaalu di ci tedd bon idéal bi nag mooy les terres non aménagées état bi aménagé leen parce que population bi day yokk bu métti. Parce que aménagement bii ñuy visité c'était en 2000 léegi ki fi judd woon léegi borom kër nga war nga am parcelle te aménagement yi yokku loolu c'est un grand problème parce que nit yi dañuy mujj sax di génn commune bi di dem di louer ji ay suuf ci commune yu ñu dendal parce que seen bëgg liggéey. Il y a beaucoup d'entrepreneurs agricoles fii ci Fane moo tax ñu nekk première commune agricole du département de Podor
comme ni ñu nekk aussi première commune en élevage du département de Podor. jaaree ko si ñaar téeméeri ñuy dajaleel ndongo yi daal di taxawal ay liggéey yoo xam ne àdduna bi yëpp dina ko seen si ràññeeku si wàllum koom-koom nii royukaay Touba sa kanam taxaw ab bëccëg boo xam ne si la ñuy ubbee nag ak taxawaay bu gën a mucc ayib si diwaanu Ndakaaru jaaree ko si bëccëg bi nga xam ne moom la ñu duppee bisub soxna yi boobu la bis ñu amal ko si diwaanu Cissés nekk ak force boo xam ne dina tax ñu gën a mën a yaatal banqaas si kuréel googu nga xam te ne bii moo di Touba sa kanam kenn si ñoom di Mafari Ndiaye del si waat na bu baax a baax si li nga xam ne moo daal di wund boobu leen ndaje moo nekk ki toftalu si njiital Touba sa kanam ñu teelee kàddoom ak Souleymane Diallo. li waral bés bi dafa bokk ci liggéey Serigne Touba bi ndax ku xam Touba ci kanam di nga xam ne samp na ay bànqaasam yëpp ci Sénégal rawatina ci bitim réew Dakar nag yëpp xam ne mooy capitalu Sénégal ñu woote bisu soxna yi mu nekk première édition ñu gis nit ñi ni ñu wuysee Touba ci kanam nga xamante ni nit ñi jóge nañ fu nekk ci àdduna bi te sababu bis bi du dara lu dul def massification yaatal liggéey bi nit ñi nga xamante ni ñi ngi dégg Touba ci kanam te taxul ñu xam ko dëgg-dëgg ñu indi leen fii indi ay borom xam-xam yoo xamante ni ñu xam Touba ci kanam lañ ñu waxtaan ak ñoom ci Touba ci kanam ni ñu ko defee ci Dakar aussi noonu lañ ko waajale yóbbu ko ci yeneen région yi noonu lañ ko waajale également yóbbu ko ba bitim réew ndax liggéey Serigne Touba amul frontière te liggéey bi lu mu gën a yaatu rek moo ci gën te gis nañ ne li ëpp ci li ñuy collecté ci Touba ci kanam Touba la ëppee fa lay génne te Dakar gis nañ ne mooy capitalu Sénégal bis bu mel nii nag dina bokk ci li nga xamante ni dina massifier dina gën a yokk information ci nit ñi pour ñu gën a xam dëgg-dëgg liggéey Touba ci kanam bi. Touba ci kanam am na siège fii ci Ndakaaru mu nekk ville Serigne El Hadj Ndaw nekk fa am na beneen siège aussi ci Massalikul Jinaan Serigne Mor Soran nekk fi noonu lañ ko amee aussi ci yeneen communes yi nekk ci biir Ndakaaru mais comme ni nga ko waxee taalibe Serigne Touba yi bari nañ fii ci dëkk bi te bari na ci ñoo xamante ni Touba ci kanam dégg rek lañ ci am information yi des na. yu mel nii aussi day bokk ci li nga xamante ne day tax information yi gën a jàll si ñun. geneen kuréel goo xam ne mu ngi nekk si diwaanu Kolda mouvement Kolda Debout ñoom it dañoo daal di taxaw ngir jàppale ñi nga xam ñoo di askan wi rawatina seen loxo jot seen ginnaaw si wàllum paju gu gën a mucc ayib toll na si fukk ak juróomi junni ñoo xam te ni bii daal nañ leen di jàppale si ñaari fan yoo xam ne amal nañ ko jàpp ñett yoo xam te ni bii dinañ daal di man daal di saytu seen yaram te du ñu fay dara ñu dem ba Kolda fekk fa Seydou Diatta. bi mooy ñaareel yoon ñi amal lu ñuy duppe journée de consultation gratuite jagleel ko askan wi yeewu fii ci diwaanu Fuladu ngir ñu mën a saytu seen yaram te duñu fay dara ren nag service yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu woowe dañoo bari te wuute ci diir ñett fan dong bu ñu sukkandikoo ci kaddu kii di Ousmane Diatta lu mat fukki junni doomu aadama ak juróom la ñuy jot a saytu seen wér-gu-yaram. ñun waa OHADAS ñu am personnel boo xam ne ñii ñu nga jógee Dantec ñii ñu nga jógee principal ñii jógee ci hôpital Fann ñii jógee Casamance tëj seeni clinique ànd ci ak Abdourahmane Baldé président Kolda Debout ñëw pour mën a jàppale askanu Kolda fii da nga naan xanaa Kolda yëpp fi daje ci li ñu jàpp ne faj nañu mu di li nga xam ne moom mooy bët lu toll ni 4 junniy nit li nga xam ne moom moo di def bëñ yi moom def na lu toll ak 800 personnes ñii ñu jox leen i garab ñii ñu dindi seen i bëñ lii di nga xam ne moom mooy feebaru jigéen 2 junniy nit dugg nañu génn ci suñuy service ñu seet naka la ñu mën a def pour jàppale leen ñii ñu jox leen aussi rendez-vous ci hôpital pour ñu mën a def traitement bi ci gën. maa ngi commencé nag di sentir ne soxla naa ay leer loolu moo tax daal ma ne bon mais gis ki nga xam ne réellement xam na affaire yu bët ba mën la cee jox ay tiktal mu dimbalal ci loolu mooy suñu problème loolu moo tax ñu ne daal kii def lii vraiment ñu ngi koy ñaanal c'est une bonne initiative vraiment. bugg nañ daal ko yàlla may ko kattan mu génn. ren nag journée de consultation gratuite yi ñu ngi leen di amal ci waxtu yi nga xamante ne coow li bari na trop ñeel wàllu wér-gu-yaram bi ginnaaw lënt-lënt ñi nemmeeku ci doxalin hôpital régional bu diwaanu Kolda coow lu nu mel dem na ba ab politique daal di ci porox ndox ki amal journée yi nu mel di Abdourahmane Doura Baldé jàpp ne laata ñuy addu jëmale ci mbirum politique na askan wi am wér-gu-yaram. dara umpu leen ni fan yi passé dëkk bi yëngu na trop ci wàllum santé ñun lii mooy suñu réponse balaa ñëpp di taxaw di woote dañuy remobiliser troupes yi dem politique na wérgu yaram am d'abord na dëkk bi set nañu liggéeyal suñu gox won population yi ñun seen i mbébét ak seen bëgg-bëgg ci loolu la ñuy dox matin midi soir. ginnaaw ñett fan yi ñu amal ci biir commune bi te nag wàcc nañu ci gox-goxaan yi ngir may askan wi fee yeewoo ay consultation gratuite.
Seydou Diatta doon na leen ko jën ci bopp xibaar yi bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel tout tànk yi ak lu jëm si gaar leen si wàllum liggéey tey ji lañ ko doon dundal gi nag si réewum Sénégal mi ngi amoon si diwaanu Mbambilor foofee di force si ndajala ngeen ñu daal di fàttali waajur yi li nga xamante ne bii moo war si taxawaayu ndong tout tànk yi di daal leen di gën a taxaw si njàng meeg njàngale mi moytu nag ñuy dem si bërëbu liggéeykaay yi ndax du bërëb ba nga xam ne fa la ñu war a nekk ak at yi nga xam ne moom la ñu am ndajaloo ñu dem fekk fa nettali nga xam ne moom la fa jëlee Babacar Seck. bëccëg biñ jagleel xeex ak liggéeyu tout tànk yi ñii di waa union syndicale pour une éducation de qualité jëmal leen ko ci Mbambilor ñu tànn gox bi def ko zone pilote boo xam ni tout tànk buy liggéey dootu fa am. boo leen seetlu bu baax da ngeen di gis ne si bërëb yi nga xam ne maanaam dañuy xale yi dañuy jaay ndox si tëli yi nekk si mbedd mi di taxawaalu te ñu xam ne xale bu nekkee si mbedd mi taxawaalu rek fa muy mujjee mooy du neex ay waajuram te fa muy mujjee mooy def naka su dul noonu loolu moo tax ñu ne comme ñun li ñu tax a jug mooy école bu sell école boo xam ne day mucc ayib kon xale yi mënuñu leen seetaan il faut ñu taxaw. nguur gi wala kattanal politique bi ñu jëmee ci xeex tout tànk yi liggéey ñu mën koo jaarale ci fexe ba ñu des ci daara yi. mais li ñu seetlu mooy nguur gi day def ay annonce mais ay effet kese lay am du nekk ay effet d'annonce lay nekk maanaam dinañ wax ba ñëpp dafay ne lii ñuy wax ni dinañ ko jëmmal mais dañuy gis ne maanaam taxawaay bi ñu ci war a dem duñ ko taxawee ñun ñu jàpp ne xëy na nguur gi am na moom warteefam bu mu war a def matal ne ko mataliwu ko ñun ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ nekk ay waajur ñun aussi dañu war a taxaw su matalee xayrun su matalewut ñun ñu motali loolu moo tax ñun duñ ko xaar si dara. ñi am ay ndombal tànk ci gox-goxaat yi war a jiitu ci xeex bi. journée bu ñëw si heure am la ndax bu nu bëggee defar sunu suba dañuy defar tey te sunu tey mooy xale yi nag ñun fi ñu toog bu subaa ñun ñoo fi toog bu leen préparé wul nag bu subaa problème dina am ndaje mi nag amul autorité bu waroon a des pour teewe ndaje mi ndax ndaje mi mooy defar suba luy defar suba nag tey lañ koy liggéey. jafe-jafe liggéeyu ndaw ñi mu ngi gën a fees ci dëkk yi nga xam ni ñu ngi màgg loolu tax ñu tànn Mbambilor ngir jëmmal programme bi nga xam ni comité de lutte contre le travail des enfants moo ko taxawal. Abacar Seck jógee Mbambilor wutali Sédhiou foofee nag ab loolu lañ fa amal ngir tàggat ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi di waxambaane yi nag loolu juróom-ñetti fan goo xam te ni waa ONIT ñoo ko taxawal tàggat leen si wàllum koom-koom li nga xam ne moom la ñuy wax animation économique dellusiwaat nañ ci bu baax a baax ak li nga xam te ni bii moo ko daal di wundu di Forsaga ngir lépp loo xam ne moo jëm ba ñu mën a amal seen xëyum bopp mën a jot si am liggéey ñu dem ba Sédhiou fekk fa ki nga xam ne moo di Ousmane Demba. juróom-ñett fan ñi bokk ci formation bi dañu leen tàggat ci wàllum koom ngir suuxal département bu Sédhiou ci projet mi nga xam ne li ko tax jóg mooy indi saafara ci xëyum ndaw yi ak jigéen ñi Boubacar Dieng nekk kàngam ci kuréel bu ñu duppee ONUDU indi na ci ay leeral. coopération allemande moo am partenariat ak réew mi pour ñu doxal projet ci biir réew mi ba experts yi toogee ak bailleur de fonds bi ak état bi ñu toog waxtaan seetantal dañ gis ne projet bi kat fii gën a yelloo ci biir réew mi moo ñu def ko fii Casamance li yàlla def Casamance mën naa wax ne def ko fenn si benn gox ci biir réew mi la des mooy ni ko état bi bëggee bailleur de fonds yi ànd ci ak moom mooy ñu suqali Casamance ci wàllu koom muy ay produits am solo yoo xam ne ñëpp ko soxla. bàyyi ko ca chambre commerce bu Sédhiou Sira Sabali Souane Diallo mi bokk ci formation bi nee na dinañ def lépp ba doxal li ñu xaarandi ci ñoom. souvent problème mu collecte de données ak surtout méthodologie bi nga xam ne dañ war a jël en tant que structure yi nga xam ne yëpp dañuy intervenir au niveau du département ñu mun a harmoniser que réponse yi nga xam ne moom la ñuy war a jox aux opérateurs économiques ak entreprises yi pour que mu nekk réponse bi nga xam ne c'est une réponse collective bi nga xam ne dina permettre képp entreprise bi nga xam ne yaa ngi yëngatu au niveau du département difficulté yi nga xam ne moom ngay rencontrer ñun ñu mun si apporter ay réponses. Kombe Mbaye nekk adjoint jiitu conseil départemental bu Sédhiou ñëwaat na ci njëriñu projet bi di rafetlu tamit taxawaaye nguur gi ci seen wet. projet bi ñaari pays yëpp ñoo ko am yàlla def Éthiopie Sénégal bokk ci bu mu egsee Sénégal tamit yàlla def Casamance moo gagné projet bi loolu ci yéene la ak membre gouvernement. waa conseil départemental ñaax nañ askan yi di fexe ba mën a jëriñoo ci projet mi jàppale juróom-ñeent collectivité ñi nekk ca bët saalum réew mi.
Ousmane Demba daanaka dugg nañu si nawet bi nawet nag ku ko wax daal di sa xel dem si taataay yeeg jafe-jafe yi nga xam ne dina ko indi si wàllum ndox sa Touba diwaanu Ndamaatu ñooñee nag lañ koy dund bëri na loolu waral nag ñuy teel di artu bala mbir mu ni mel di am ñu daal di def li nga xamante ni bi moo di ay jumtuwaay yu ñuy ñaan kilifa yi ñu taxawee si bala ñu daal di lakkale li ñu bëgg mooy ñuy fagaru si mbir moom yi Touba Mbacke ñu fekk fa góor a ndàkkiloo. Touba Ndamaatu ci wàccaayu nawet bile loolee tax ñi dëkk ci gox bile jaaxle waral ñu amal benn opération de nettoiement ngir yombal jàllaleem ndox yi bon yi mu di occasion ci ndaw ñii di yeewoo ci Ndamaatu sàkku ci kilifa yi ñuy yàbbi ci lu nu mel laata mbënn di leen sonal la. gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ngi ci biir ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na wicc wiccal fii ci Touba te su gënee taw fii dina gën a doy waar ci ndox nga gis lu ëpp ay 30 nangam kër dañ fiy jóge boo demee ba ci jumaa ji rek jumaa Sëñ Saaliw ji nga xam ne ajjuma dañ fi julli daanañ dem ba dootuñ fi mën a julli ndax fees te nawet bi ñëw na ba noppi kon nag war nañoo xam ne lii day lu urgent day doon loo xam ne daf ñoo ñor day doon loo xam ne daf ñoo yittal ku xool xale yu ndaw yi ay 7 ans ba 10 ans nga fiy gis ñu gën laa bëgg liggéey bi ku xool jigéen ñi ñu génn gën laa bëgg liggéey bi kon nag ñu ngi leen di woo ñoom autorités yi rawatina njiitu réew mi président de la république Macky Sall di ko woo ci nu mu gën a gaawee ñu ñëw taxawal ñu fii ci suñu yitte ndax tali bi dafa bokk ci tali yi nga xam ne day lu urgent ci dëkk bi. mu di ndox yu bon it yu wër hôpital Ndamaatu tax yenn ci jarag yi di jànkonteel ak yenn saa yi jafe-jafe ci lu ni mel. corniche bàyyi nii hôpital Ndamaatu bàyyi nii tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey ñooy suñu yaay bu mu méttee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg a dem fii pour am doom pour ñu jàll sax day nekk problème fii la ñuy nekk yéeg ci ambulance di yuuxu ba ñun ñooy jug guddi gi lu mën di métti ambulance bu fi fonce ñun ñooy jug jëlee ko fi te lii ab tëli la lii ni nga gis yow du yoonu suuf di ab tëli la te ab tëli jàpp naa ne oto wur fee mën a foncé ñi nga xam ne nag ñoom nga fi yabal ñu dikk ne dañuy vérifier sànc duñ agsi fii buñ dikkee dañ lay wan loo xam ne nekkut ak fii fi ñu war a defar dëgg mooy fii. mer lañu def tax ndaw yi nekk ci Ndamaatu di artu waaye politique yi. politiciens yi nga xam ne ñoo ngi fiy ñëw nag ñoo ngi leen di wax ne tey dina dakk fii bépp politicien bu fi ñëwati indi sa média waaw bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi sa média pour politiquer Touba Ndamaatu dina dakk ay jeunes ñoo fi nekk yu engagé yoo xam ne tey loolu day dakk képp ba ñu tuñ ci dara nag lépp lu ñuy wax ñun ñoo koy waxal suñu bopp lépp lu ñuy def tamit ñun ñoo koy defal suñu bopp am na loo xam ne day dakk ñëw indi sa média fay sa xaalis caméra fii yóbbu ko nawet bi nga ñëw taa metti nga caméra ko yóbbu ko Macky Sall jox la ay milliards nga lekk loolu mooy jeex. waaw. ay fan yu néew des ci nawet bi quartier yu bëri nekk ci dëkk bu sell bii di Touba nar a jànkontele ki jafe-jafe ginnaaw liggéeyu assainissement yi ñu sumb te yëggagul tax borom kër yu bëri nekk ci jeexi jaaxa. jóge Touba del si Ndakaaru ANER bi fi nga xam te ni moo diwaanu Géejawaay ak lu jëm si littoral beeg li nga xam ne moo ci am niñ ko bëggee daal di génne classification ba mu nekkee nag ñi nga xam ne ñoo di sàmm wàllum kew gi si diwaan ba nag defal luñ ko benn yoon ni ñu bëgg moo di boobu la décret ñu def ay jéego ba ñu daat koy niiral ñu teewlu si Mamadou Lamine Fati. mbootaay bii di aar littoral bi nekkee ci géejawaay ak alliance écologiste yi nekkee ci Sénégal ñoom ñëpp taxaw nañu takk seen digg ngir xeex ngir aar pegg yi nga xam ne moo nekkee ci filao ci géejawaay nit yi nga xam ne alam bi moo leen soxal bu baax a baax na ñoom dinañ jóg ngir topp yoon décret bi nga xam ne moo déclassifié littoral bu nekk ci géejawaay. ku ndóo mi rey sa maam nag foo seen lu ñuul nga daw ñun dañoo gis lu xew dans le littoral en plein centre-ville sur la VDN loolu la ñuy bañ mu xew fii ci géejawaay moo tax nag ñun doomu géejawaay yëpp ñu takku def benn dànk ne lii nag dañ koy xeex tey teg nañu jéego bu njëkk mooy déclaration de presse bi pour artu buñ ci delluwul ginnaaw nag fii ak fan yu néew dinañu dëgg te lu mu laaj ci xeex bi nañ ko def en respectant nag tout ce que la loi dit. écologistes yi ñoom gis ne njiitum réew mi war na déglu ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc bu baax a baax ci wàllum alam ngir mu mën a sàmm tuuti lu des ci littoral bi lee rôle de tampon bi nga xamante ni moom la bande de filao yooyu donc doon jouer actuellement ni rôle boobu day daal di dem te rôle boobu bu demee mën nga ci investir ay milliards mais tôt ou tard di nga investiraat yeneen milliards pour mën di sauver li nga xamante ni moom nga fi def en termes d' investissement donc tey li ci gën a am solo ñun message bi ñuy lancé moom mooy à chaque fois que de besoin tant que ça concerne le littoral na ñuy déglu suñu scientifique yi di jiital expertise technique maintenant terewul nag ñuy xool parce que aussi le président de la république rôle bi mu njëkk am mooy rôle d' arbitre entre différents enjeux yi nga xamante ni day ñëw entre moom mais
tey jii bu ñu jiitalee expertise bi nga xamante ni mooy expertise techniciens yi wax ko ñeneen wax ko moom dina mën a xool vraiment nan lay satisfaire ñeneen ñi te du lor yeneen yi nga xamante ni moom mooy yeneen enjeu yi nekk. déclassification littorale bi nga xam ne njiitum réew mi def na ko doon na li nga xam ne neexul benn yoon ñi nga xam ne ñooy aar alam bile ci fan yi rek ñoom nee nañu dinañ dem fa mbax ne doonee benn ngir topp décret googule li nu mel wan ne ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci géejuwaay jiixi jaaxa am na seen biir ci li nga xam ne moo dem ci mbirum littoral bile. moom di leen fàttali Sandiara ngi nekk ci diwaanu Mbour foofee nag njiital bokk Mamel ga jekk ngir taxawal fa ab jabu yaatu boo xam ne dina ubbeeku si àddina wërngal këpp jab boo xam ne nag ñu ngi ko bëgg a taxawale si njàppandalub waa CDC ak ñi nga xamante ni bi ñoo di benn partenaire privé boo xam ne day ñëw ngir dugal ci kopparam liggéey yooyu nag ñu yaakaar ne dina yaatu ndax dinañ fa def ak daral goo xamante ni bi dina mën a jël lum néew junniy gàtt di loo xam ne bokk Mamel ga ko bëgg a taxawee ci diwaanu Sandiara Mbour ñu fekk fa Mountaga Kane. ginnaaw bi ñu nemmeekoo port sec bi ak it yenn usines yi nga xamante ne ñu ngi koy tabax délégation bi daal dina dem ci bërëb bi nga xamante ni fa la ñu nam ma tabaxee centre commercial bu mag bi nga xamante ni bu international luuma bu mag bi doon am Sandiara te ñi si doon jaay ay jur dañ koy daal dee wuutale benn marché bu mag a mag boo xamante ne ni dina mën a jël lu toll si junni nag. liñ ci jublu mooy mu nekk marché boo xam ne bu mucc ayib d'abord marché ay nag la marché ay xar ak ay béy muy foiraay waaye dafa am aussi abattoir comme ça boucher yëpp mën nañ denc fi seen nag ak seen yeneen viande nekk marché de fruits nekk marché de légumes nekk marché boo xam ne aussi marché de poisson la ku ne xam ne département de Mbour yëpp amul un marché de poisson am na une plage waaye amul marché de poisson ci mujj mooy un grand centre boo xam ne foire lay doon maanaam chaque mois dañuy exposer foofu foire soit thème ci ay jën wala thème ci ay melon wala lu mel noonu. tey signature dafa am importance li ñu am objectif mooy lu tolloog junniy nit day liggéey ci marché boobu muy jigéen ñi d'abord muy góor ñi. am na kuréel bu ñu taxawal boo xam ne liggéeyam mooy fexe ba ñi ñuy doxale liggéey bi daal day yemb ci ni mu gën a gaawee. waaye dinañ am ab comité boo xam ne dañ ko teg en place xam ngeen ni suñu structure bi ñuy woowee CACO bi nga xam ne mooy suñu bureau d'étude au niveau de la CDC moom si boppam sax dina bokk si mbir mi dinañ ñëw ñu toog pencoo ko waxtaanee ko incha allah dinañ am ay résultats yoo xam ni dinañ ko jébbal askan wi yëpp lépp dina transparent. dañu leen di indil gaaw gu jot li nga xam ne moo di nataalu tey bi nag dañ ci ànd ak Abdourahmane lii mi nga xam ne dañu nag mami wala bon ñu gën ko miin si madame Diallo nekk ki nga xamante ne bi mooy jigéen bu njëkk buy def ay GP maanaam ñi nga xam ne ñoo yóbbu ay colis biti réew di ko yóbbu si réew tubaab yi nekk koo xam ne nag mu ngi ci yëngu lu yàgg waaye nag ay jafe-jafe yu bari am na ci si boobu la liggéey laaj ak tontu dox digganteem ak Abdourahmane lii mi deful nataalam. daf ko gëmoon te def na ko jubluwaayam moo nekkoon Canada bu mu nekkoon ngir yeggali fa njàngam mu jógee fa ay weer dong gannaaw bu mu paree njàngam ci la jóg tàmbali xool nu muy def ngir dellu si Sénégal si noonu la taxawal benn entreprise GP ñu koy waxit gratuité partielle décembre 2014 la mbir mi tàmbali. Montréal Dakar laa def sama premier voyage lu tax parce que Montréal laa dëkkoon bi ma dëkkee Montréal war a ñëw vacances en décembre je me suis dit période boobu mooy période bi baax pour créer entreprise bi. du woon loo xamante ne bees na torop parce que yóbbante woon naa benn yoon GP bi nga xamante ne moo fa nekkoon di def liggéey bi donc ci ni mu doon defee laa sukkandiku teg ci moom it ñu waxtaan ci mu jox ma ay conseils laata may commencer. muy expérience bu yees même si bu fekkee ni si beneen wàll wi duggul si lu mu miinul la si ay jamono daana liggéey ak GP bi njëkk foofee ca Amérique bu mu nekkoon mu topp ci nekk di topp ay tànkama ci zone bi nga xamante ni daanaka gis fi GP doonu lu yomb. Amérique la ñuy gën a def Amérique nag boo ko déggee yaatu na États-Unis ci la bokk Canada ci la bokk waaw bu weesoo loolu dañuy def Londres ak yeneen i dëkk sous région bi aussi dañ koy def Paris dinañ ko def de temps en temps bëriwul lu tax parce que GP yi nga xamante ne ñoo fa nekk duñu bëri. donc des fois mën nga ko def te doo ci génn. muy métier bu risqué loolu te madame Diallo xam na si dara si noonu ngir kaaraange boppam ak bu ay client wam day xool ndax lépp li nga xamante ne ñu ngi koy yóbbul seeni ay borom ndax légal na maanaam dañuy vérifier lépp. di ko sàkku si sunu collègues yi ñuy faral di vérifier non seulement ñuy vérifier mais aussi ñuy jël référence ñi nga xamante ne. ñoom ñooy indi bagage yi ak ñi ko moom foog naa bokk nañu
bu ñu ko njëkkul def bokk nañ ci ñi ko njëkk def di jël information client yi ci contrat nga xamante ne nit ki day signé nga signé protection la ci ñun protection la ci ki nga xamante ne moom colis bi. muy ay livreur yoo nga xamante ne duñu gaaw a rëcc njuñ njaaju trafiquant yi ay njuñ njaaj ay yéex ci wàllum livraison bi wala sax ay yóbbante yuy réer yenn saay. dañuy préparer bagage yi ñuy liggéey ak benn compagnie aérienne donc compagnie aérienne boobu boo dajalee bagage yi ba pare moom moo koy def envoi par cargo en avion yenn saa yi mën nga dem ba à destination douane bi téye bagage bi parce que contrôle sanitaire bi peut-être wóoluwu ko donc dafay téye bagage bi comme mën nga ñëw tamit bagage bi réer ça arrive bu fekkee ñun ci sunu traitement balaa muy génn sunu bureau yi ñun ñoo ko yàq wala ci ñun la réeree à ce moment-là y a pas de souci dañ lay rembourser valeur colis bi li nga ko jëndee mais bu fekkee compagnie aérienne bi la wala muy douane bi à ce moment-là ñun duñ la rembourser par contre dinañ def benn procédure bi nga xamante ne dinañu permettre douane wala compagnie aérienne bi rembourser ñu pour ñu mën la rembourser. muy lu jàmp lu mu bëggoon a lijjanti tey jii métier GP nekk na li nga xamante ni passion la ci soxna si muy passion bu mu bokk ak ñeneen ñu mu lëkkalool fépp daanaka lépp ngir ay client wam bëgg jot ci seeni ay yóbbante ci bërëb bu ñu ko soxlaa ak waxtu bu ñu ko soxlaa. Abdourahmane Ly génn àdduna Abdoulaye Faye nekkoon administrateur général bu parti démocratique sénégalais dëppoo gëstu bu ñu def si bërëb boo xam ne mi yoon na ko lool dikk si ñun niki force ngir ak njaal waaye tamit teelloo ko njukkal di bërëb bi nga xam ne moo nekkoon permanence su PDS bi nekk si avenue Dial Diop sa diwaanu Colobane bërëb boobee nag nekk loo xam ne taarixu politique si réewum Sénégal da cee sax lool waaye nag bërëb la boo xam ne mu ngay jëm si màggat lool gëstu boobee dañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo di suñu nattaango yëglekaay an bi di Le Soleil si xalima ki nga xam ne moo di Omar Kandé del si waat na si bërëb boo xam ne jàpp na ne dafa bokk si li nga xam ne moo di mandarga yu parti démocratique sénégalais goo xam ne dafa daal di jëm si fargay ñu teewlu ci gëstu bi nga xam ne def na ko si article de la semaine ànd seeg El Hadji Malick Cissé. siège PDS ca Colobane nekkin bi doy na waar quotidien national Le Soleil def si gëstu bu yaa mu ñu luñ mënti wax rek mooy marqueuru soppi daanaka kenn xàmmetu ko fii. prétexte bi mooy dans le cadre du service politique au Soleil di indi chaque fois ay gis-gis yu bees daal di indi ay nouveautés di offrir lecteurs yi yeneen loo xam ne peut-être day du bokk ak politique politicienne xam nga moo tax ñu xalaat ci dans le cadre du service avec son patron Ali Diouf ñoo ci xalaat moom tamit mu proposé ma ko ne non boo ko defee dina intéressant après ci lañ décidé ne dem pour jeunes yi aussi am na jeunes yoo xam ne am nañ 30 ans sax te xamuñu woon ne permanence PDS bi foofu la nekkoon ñoom bu nekk VDN rek lañ xam quoi bu bees bi bu rafet bi quoi mais foofu noonu c'est intéressant ñu bëri xam ne foofu la lépp commencé daal nga xam ne première alternance politique du Sénégal foofu la commencé président Wade bu mu nekkee opposition foofu moo nekkoon permanence am même si nee nañ amoon na permanence bu nekk en ville quoi rue de Dené mais yàgguñ fa mais après lañ fa ñëw foofu daal la lépp commencé ba première alternance politique am en 2000. sama naataango bi xolam dafa jeex tàkk mu ni ndax bërëb bi bunt yi sax dañ ko tëj kenn xamul lu muy ñurool. foofu la lépp commencé pour PDS. bi ñu nekkee ci opposition fa lañ doon réunion fa la maître Wade ñëpp xam nañ ni mu meloon ci opposition sénégalaise 26 ans d'opposition fa la doon defee ay réunion moom ak ses alliés de l'opposition mais aussi les militants du PDS xam nga syndicalistes yi jeunes yi travailleurs yi étudiants yi nee nañ ñëpp foofu lañ doon daje di peaufiner ay stratégie pour mën a faire face au régime socialiste quoi dans le cadre des combats de la lutte démocratique quoi ba loolu moom bokk na foofu lañ jóge mën nañ ne ci permanence boobu lañ toggee première alternance politique du Sénégal quoi en 2000. ñi dëkkee ci wet bi di naqarlu bu baax a baax taxawaayu maire bi ak autorité yu PDS ndax dafa jàpp ni ñooñu leen nan nañ mën a seetaanee bërëb bi nga xamante ni taarix gu am solo la.
riverain aussi loolu la ñu wax parce que ñoom nee nañ permanence boobu day constituer adresse ci ñoom quoi parce que ku leen bëgg a seet si wala kuy ñëw zone boobu ñoom dañ koy woo rek il suffit ñu ne ko boo ñëwee ci ancienne permanence PDS Dakar waaye xam nañ ko ak Sénégal yu bëri boo nee ancienne permanence PDS Colobane Fass da ngay mën a repérer wu sans problème quoi te aussi beneen raison bi mooy bon des fois le bâtiment bi comme day menacer ruine dañ gis ne y a des questions de sécurité mën nañ ko réhabiliter waaw mu nekk pourquoi pas musée sax pour parti démocratique sénégalais mais aussi pour Maître Wade pour nit ñi voilà xam li mu fa liggéey daal ba mu nekkee opposant madame Diallo ak ñu bëri ñu ma interrogé ñoom li ñu xaw a dénoncé mooy le fait que permanence boobu amee importance noonu Sénégal mais ñu dem ba léegi pratiquement dañ ko xaw a bàyyi en état vraiment de délabrement mu menacé sax daanu quoi waaw parce que bâtiment bi R+1 la mais ci kaw amatul dara nekk dafa porte kii plafond bi explosé na daanu na yàqu na permanence bi daal mën nañ ne vraiment comme bâtiment abandonné la mel quoi te voilà il faut le dire dañ ko abandonné ñu bëri dañu bëgg ñu réhabiliter ko pour les jeunes générations ñi nga xam ne xamuñu woon ne PDS foofu la nekkoon ñu xam ko quoi. Assane Ba nekk membre ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais mu ni bërëb bii symbole la ci xeex démocratie. li mu wax moom c'est vraiment intéressant parce que dafa def ay kii expliquer moom depuis 1975 la am carte membre PDS quoi mais nag depuis boobu nit ñi foofu lañ doon réunion quoi moom vraiment dafa amoon sax comme voilà émotion bu muy wax ci kii parce que da ko doon permanence boobu neen da koy rappeler lu bëri c'est un lieu symbolique quoi foofu lañ doon defee des réunions foofu lañ doon daje seen biir opposants yi Ablaye Wade coalition bi mouvement syndicaux yi ñoom ñëpp fa lañ doon daje fa lañ daal nee na toggee li tax première alternance politique Sénégal am en 2000 quoi vraiment permanence boobu lu am solo la ci histoire politique du Sénégal quoi. siège bi kenn du ko wax te waxoo président Wade ak démocratie bu Sénégal moo tax dafa jot ñu defaraat ko ba mu mucc ay jaajëfal ko El Hadj Malick Cissé ak ki nga xamante ni bii moo di Matar Kandé si gëstu bu am solo boobee jaajëfal leen mbokk si teewlu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay na saa ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna xibaar di wéy ni si 3w.media.sn